الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أينما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون رضيت بالله ربا وبدين إسلاما وبنبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi mbokk internet yi mbokk sénégalais mbokk talibé murid tijaan moo xam salafiste moo xam ku mënti nekk seen mbokk jullit mu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën a rafet di leen wax wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi jégalu parce que quand un débat public boo xamante ne ni dafa am benn portée boo xamante ne ni aussi dafa interpeller tout bon citoyen sénégalais d'abord mais interpeller vraiment tout bon musulman sur des questions yoo xamante ne ni dañu diverses dañu bëri dañu complexe je pense que ku ci nekk war na ci indi xalaatam indi ci également gis-gisam ngir véritablement l'image de l'islam puisse être préservée et sauvegardée davantage je pense que nous sommes tous des musulmans donc dafa am benn principe d'abord bu ñu njëkk a war a mën a animer muy le principe vraiment de la sauvegarde de la paix de la tranquillité de la quiétude je pense que loolu mooy première mission l'islam je pense que de par le terme de par la définition du terme en tant que tel je pense que war na mën a refléter loolu et je pense que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a incarné durant toute sa vie et également aussi c'est ce qui constitue réellement la quintessence de son œuvre. Alors le rassemblement de samedi d'abord dama koy njëkk a rafetlu di féliciter vraiment les initiateurs di féliciter également les organisateurs ci benn angle d'abord mooy l'angle bi nga xamante ne nii peut-être dañ ko def pour effectivement se faire mieux comprendre d'abord lever ay équivoques ci loo xamante ni c'est des points flous et autres mais également aussi poser des questions yoo xamante ni pour lesquelles defe naa jullit bu ci nekk war nga ci am un élément de réponse bi ci jiitu mooy la différence bi am ci ñu bëgg tuddee
tarixa ku nekk ci bidaa ku nekk ci ragal yàlla taqwa ci nekk ci principe bu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran. Je pense que principe boobu mooy en fait réellement la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et jàpp naa ni ne man sama gëm-gëm la parce que je m'identifie en tant que talibé mouride mais nag terewuma ràññatle dëgg-dëgg ku yàlla subhanahu wa taala. terewuma ràññatle également kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que au-delà vraiment de mon imprégnation ci jàng gi ma jàng di ko gëstu ci alxuraan ci portée bi ci contenu bi ci orientation bi ci mission bi mais également si je fais le parallélisme par rapport aux écrits de Sëñ Touba bi nga xamante ni moom laa gën a miin di ko embrasser en tout cas daf ma gën a consolider daf ma gën a dëgëral ci xam ne yàlla kenn la subhanahu wa taala kenn du ko bokkaal. Je pense que li may wax foofu nañu bañ di porter la responsabilité de Sëñ Touba à travers quand même des communications ou bien à travers des messages des gens yoo xam ne peut-être dañoo dégg leneen mbindum sëñ bi wala ñu dégg leneen doxilu sëñ bi mbaa leneen. Je pense que et loolu vraiment war nañ ko mën a nangu parce que Sëñ Touba ci ñaari principe lañ ko war a mën a juger quoi man sama gis-gis ak sama jàpp sama xam-xam bu gàtt mooy dafa bind bàyyi fi mais également dafa jëf. Je pense que suñu amee dara luñ ko war a mën a reprocher donc war nañu mën a visiter am mbindam jàpp na ne moom moo bind ne taxawaay bi moom la taxawee et taxawaay bi ci la woote. su wutee ak l'islam wutee ak njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa on peut porter la responsabilité sur lui. Je dis que je défie quiconque boo fuyatee nga dem visiter tous les écrits de Sëñ Touba dafay gën a consolider ñaar mooy tawhid mooy ne yàlla kenn la dafay gën a consolider yàlla subhanahu wa taala bi ñu digalee nañu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que yonent bi moo ne ne wa in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Donc loolu principe boobu je pense que leer na ci mbindum Sëñ Touba. Maintenant je ne suis pas d'accord avec certains yoo xam ne dañuy jóg bu kenn waxee benn wax boo xamante ne ni dafa waroo ak njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waroo ak jàngale Serigne Touba wala nga am beneen dégg-dégg ci les écrits et je pense que loolu alquran indi na ko fa waylun lilladina yaktubuna alkitabi bi aydihim summa yaquluna hadha min indillahi. am na ñoo xamante ne ni dañuy bind wax ne yàlla ci yàlla la jógee. Je pense que yàlla dëkku na leen donc à plus forte raison yàlla bi mu ne la tashtaru bi ahdillahi samanan qalilan innama inda allahi huwa xayrun lakum in kuntum taxlamuuna ma indakum yanfadu wa ma inda allahi baaxin. Donc bu ñu moomalee nit ku comprendre wala nit ku dégg leneen ñu bëgg a porter la responsabilité là à Sëñ Touba. Sëñ Touba n'est pas responsable. Sëñ Touba est responsable de par ses écrits et de par ses œuvres. ma bëgg a jàpp leeral lenn aussi je pense que au-delà de l'aspect spirituel de l'aspect divin de l'aspect de la crainte révérentielle bi nga xamante ni yàlla rek la foo ci mënti dem da nga gis xasida ak Sëñ Touba goo jël bu ko tàmbalewul ci alhamdu lillahi lazi ma ngi koy tàmbalee wajjahtu wajhiya lazi mbindum Sëñ Touba bu ci nekk je pense que jeexal na dundam ci won ñu ne yàlla kenn la te kenn du ko bokkale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ñu war a topp principe boobu bu leeree rek je pense que am na débat boo xam ne war nañ ci génne Sëñ Touba quoi et je pense que képp ku koy doxale wala nga dem di ko ci accuser je pense que quand même tu fais du tort da ngay tooñ jaamub yàlla boo xam ne jeexal na dundam ci yàlla. Et bu ma bëggee dellu si tuuti ci contexte bi prévaloir à ce que ñu fab Sëñ Touba yóbbu ko mais yàlla bi mu naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kullan naqussu alayka min anba'i rasuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa zikra lil mu'minin. Mais histoire la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko jàngal wax yu ko histoire ñi ko jiitu. Mais histoire ñu ko jiitu mooy ñan ku ci nekk ci ñoom dangaa ñëw pour wéetal yàlla wéetal ne yàlla kenn du ko bokkaale et je pense que
foofu laay gën a rafetloo Ibrahima Khalil Lo am na ci verset yu bëri yum indi ci biir intervention yonent yàlla Moussa bi mu ne wa innani bi ko yàlla di ko xamal ne ko wa innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata lil zikri wa aqimi salata lil zikri na nga taxawal julli ci fàttaliku ma man yàlla subhanahu wa taala kon yonent yëpp ku ci nekk ci ñoom ci mission boobu nga ñëwee mais bu ñu demee def confrontation ñu jéem a def analyser en quoi consiste ci ban contexte lañ seen Touba amee confrontation ak tubaab bi est-ce que tubaab bi da ko xëy rek yëkkati ko au-delà de l'aspect d'envahisseur que ñoom ñu bëggoon a am benn mission d'évangélisation mais également dañ doon di professer une autre religion beneen religion bu nekkul suñu diine muy religion l'islam seen Touba taxawal baatu tawhid ne yàlla kenn la soo demee ila Madyana soo demee ila hoodin ahaahum hood ila haadin ahaahum hood wa ila Shamoda ahaahum Saliq wa ila Madyana ahaahum Shuayb ku ci nekk ci ñoom ci taxawaay bii nga taxaw pour leeral ni yàlla subhanahu wa taala ci la may rafetlu loolu bi mu ko fàttali ko moom Ibrahima Khalil Lo mais contexte boobu en réalité mooy contexte bi ñëw ci diggante Sëñ Touba ak tubaab c'est le même contexte parce que Sëñ Touba dafa taxawal baatu tawhid la ilaha illallah tubaab bi na ko ne et en réalité non loolu du lu ma gëm man moo première nekk seen première confrontation la deuxième confrontation c'est par rapport à l'envahissement de notre territoire l'occupation effectivement de nos biens loolu moom moo indi confrontation moo tax yàlla ne yonent bi wa kullan naqussu alayka min anba'i rasuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa jaaka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa zikra lil mu'minina wa zikra maintenant loolu moom moo waral ñu déporter Sëñ Touba mais loolu c'est une réalité c'est une réalité loolu et je pense que nous avons tous intérêt à faire de telle sorte que loolu ñu préserver ko je pense que c'est quelque chose de fondamental et leneen li may wax mooy l'islam en réalité l'islam lan mooy fondement yonent bi sallallahu alayhi wa sallam il ne lui a jamais été donné le pouvoir de traiter les gens ay mushrik non yàlla dafa ne ko ballix ya ayyuha rasul ballix bima unzila ilayka wa in lam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu yaxsimuka min annas laysa alayka hudahum walakin allahu yahdi man yasha innama anta nazirun mais seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam durant tout le temps que muy dox muy dem di prêcher le plus important pour moom mooy faire ressortir la quintessence de sa mission avoir un argument solide bu ko mën a permettre que moom mu xamal nit ñi ne yàlla du kuñ dul bokkaale mais est-ce que da daan di toog ba képp foo xam ne dafa confronté wu ak yow nga nekk ci beneen tradition daf lay traité leen ni yow bokkaalekatu yàlla te gis nga baat bi gën a garaaw ci àdduna ci nga xamante ne nii yàlla subhanahu wa taala leeral na ko ci alxuraan mooy baatu bokkaale kenn waru ko qualifier doomu adama parce que Dieu seul est investi d'un pouvoir à devoir juger les gens amul keneen ku am pouvoir parce que yàlla nag keroog ba mu nee yonent bi al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina keroog la mission yonent dootul wàcc lan moo ci des mooy ku ci nekk xam-xam boo am nga jéem a seet noo koy propager noo koy incarner noo koy doxale pour que effectivement nit ñi xam ne yàlla benn bóor la et que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki mu yónni et que alxuraan mooy téere dëgg mais est-ce que bu ñu waree prêcher jàngal nit ñi yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wala bu ñu waree jàngale ni diine mooy dëgg wala bu ñu waree jàngale est-ce que on a le droit fekk nit ku gëm di jullit
ñu indi ko dañ koy traité na ko ni leen li ngay def yaa ngi ci shirk. man jàpp naa ne yoon woowu baaxul Sëñ Tuubaa mësul te bind mbaa mu woote ne leen ne yàlla keneen la ku dul yàlla subhanahu wa taala. defe naa ne ci téereem yu njëkk ya muy Masalik nga dem ba ci téere bi mu bind bi mu def ci axiru zaman da ngay gis mu ne la tusriku billahi ya ixwan ay la tusriku billahi ya ixwan innahu yahdi ila alniran alaykum bi taati rrahmani ba'da ta'allumin wa bi aadabi. c'est-à-dire que mbindum Sëñ Tuubaa non leer na nag non mbind mi leer na et je pense que c'est le même principe que l'on retrouve aujourd'hui chez les écrits de Mame Seydi Hadji Malick, les écrits de Baye Niass, les écrits. Ce sont des hommes, des érudits, ay nitu yàlla yu jeexal seen dund gi lépp ci diine. Moi je pense qu'aujourd'hui s'il y a un autre courant man duma leen qualifier mais courant boobu dafa war a mën a ñëw dolli l'islam mais warta mën a ñëw luy indi confrontation parce que Ibrahima Khalil vraiment ku ko naw la parce que man doomu adama su xam-xam nekkee ci yow rek man dama lay def ngay référence et je pense que ku ko déglu ku ne da nga xam ne kii vraiment kuy naviguer la kuy dund kuy dox la ci alxuraan. je pense que loolu aussi dañ koy fekk ci ñu bari dañ leen di tudde ay murid di leen di tudde ay tijaan di leen di tudde ay leneen parce que nag alxuraan moom mooy téere bi nga xamante ne ni en tout cas ñoom ñi nga xam ne jàpp nañ ne tey dañ leen di topp enfin je m'excuse du terme parce que effectivement aujourd'hui nit ñi dañ naan dañ leen di topp mais est-ce qu'en réalité dañ leen di topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaaxul yàlla dafa ni topp leen na ngeen ma jaamu te topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais je pense que bépp jullit bépp homme de science tu as le droit am nga toute la liberté toute la latitude de pouvoir t'inspirer de l'exemplarité de quelqu'un loolu bu amatul adduna bi dootul doon dara science lan moo ko may fii mu toll mais ce sont les contradictions les penseurs scientifiques d'antan dañ doon di développer ay théories am ñeneen ñu ñëw indi leneen et c'est ça qui a fait évoluer la science mais est-ce que dañoo nekkoon dans une procédure de dénigrement ku ci nekk boo ñëwee il faut que nga jéem a rey scientifique bi la précédé pour que nga mën a ñëw exister non c'est à travers des théories c'est à travers des théorèmes c'est à travers des schémas que ci la ñu arrivé aujourd'hui à se retrouver à un niveau véritablement de confirmation des données et des découvertes scientifiques et technologiques. Je pense que l'islam aussi ci principe boobu lay dox parce que yàlla subhanahu wa taala mu ngi ñuy jàngal ne walaw shaa rabbuka la ja'ala an-naasa ummatan wahidatan wala yazaaluuna muxtalifina fihi illa man rahima rabbuka lidhalika xalaqakum. Donc dafa mel ni principe bu la diversité principe bu les contradictions yàlla subhanahu wa taala moo ko njëkk a nangu yàlla moo def de telle sorte que diversité et je pense que lui-même c'est dans la diversité qu'on reconnaît effectivement le charme de son omniscience le charme de son omnipotence le charme de son pouvoir sur toute chose parce que mu ngi naan wa min ayatihi xalqu samawati wal ard wa ixtilaafu alsinatukum wa alwanukum inna fi dhalika la ayatin lil alimina. C'est dans la diversité que Dieu est Dieu. Je pense que bu ñu demee bay indi ay contradictions nañu ko reposer sur des bases solides mais bëggoo ñëw man attaqué ma man Amath ah nga dëgg ma attaqué man Amath ci sama gëm-gëm parce que nag xamoo li nekk ci sama biir xol nga ne ma non yow kat bokkaale katu yàlla ma di la laaj est-ce que tu es investi véritablement d'une mission prophétique wala tu es investi d'un pouvoir bu la war a mën a permettre nga juger la foi et les croyances des gens. Je pense que foofu le problème nekk problème amul nañu xoolaat message nañu xoolaat discours yi. Quels sont les principes de l'enseignement de la sagesse au Coran?
yàlla bi ñuy jàngal ne qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha al-adha wa qulu lin-nasi husna. aha yonent yàlla Ibrahima bi muy wootee dafa ni rabbi ij'al hadha baladan aminan wajnubni wa bani an na'buda al-asnam dafa ne rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas faman tabba'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurun rahimun. mais yonent yàlla Ibrahima ba mu tollee foofu mais ñëpp ñu ko dëddu wala ñëpp ñu ko wuy si wut mais est-ce que daf leen a traité ne non ay mushrik ngeen. quand on va faire passer un message doo accuser nit ki ba pare doo ko accuser ba pare woo ko nag ci message bi pour mu dégg ko. je pense que am na ci ay dañu war a dox ci leneen nañu génnee dëgg njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait appel à la violence. Et je pense que loolu mënut a nekk ci moom parce que ki ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina je pense que dafa jéggi ñi gëmul. Dans les pays où aujourd'hui les gens, moi j'ai visité des pays qui font plus de 90 millions d'habitants où il n'y a même pas 1% de musulmans. Est-ce que tey suñu mission nekkul jëm ci réew yooyu pour xamal leen kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. wala tajidanna ashadda an-naasi adaawa lilladina amanu al-yahuud walladina ashraku. mais réew yi fi nekkul ay jullit en quoi peut-on allier le développement d'une nation, le développement d'une communauté par rapport à des croyances yoo xamante ne nii non. Il y a des pays qui se sont développés aujourd'hui qui ne répondent pas à leur statut de musulmans. Mais lan mooy l'islam lan mooy alquran est-ce que duñu dellu ci définition contenu réellement alquran inna hadha alquran yahdi lillati hiya ahwam wa bashir almu'minina alladhina yahmaluna as-salihat. lan mooy jëf ju baax. fii mooy fondement réel bi mën a permettre à un peuple d'aller de l'avant. kon nañu seetaat njàngale mi ku woote violence ci l'islam génn nga ci l'islam ku woote taqaliko ci l'islam génn nga ci l'islam parce que moom ci boppam il a rappelé le verset wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'a fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anhadakum minha. looloy waxi dëgg. wa'tasimu billahi wa'tasimu bihablillahi wa la takunu kalladhina tafarraqu wa'talafu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu. mais est-ce que réciter le Saint-Coran mokkal alxuraan ak dunde alxuraan lan moo gën. mokkal alxuraan man ko tari ñëpp ak dunde alxuraan lan moo ci apport réel lan moo ci li nga xamante ne nii mooy lii jëmale une société ci kanam. moi je pense que le Sénégal est uni. nous n'avons aucun intérêt, surtout un pays sous-développé, un pays boo xamante ni il fait face à des défis énormes, défis de la santé, défis de l'éducation, défis environnementaux, défis pauvreté, défis foo laal. C'est des défis qui s'adressent à nous. Ce débat en réalité bu ñu ko analyser fan la ñuy yóbbu. nous devons aujourd'hui rencontrer li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ne ko kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas. ñun dañu extraire ñu nekk échantillon ñuy tuddoo turu jullit ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkar. ñu war a def rapport boobu ci loolu lañ war a nekk aujourd'hui. mais waruñu mën a nekk ci phase dénigrement ku ci nekk ne di jàpp ne yow yaa nekk ci dëgg kële nekkul ci dëgg. yoon nag man jàpp naa ni ne en tout cas man Ahmed
ci sama dox ci sama jàng ci sama gis-gis ak ci sama yëg-yëg njàng gi may jàng xasida Sëñ Tuubaa yi ak jàng yi may jàng mbindu man Seydi Hadji Malick man daf ma gën a réconforté ci ma gën a xam subhaanahu wa taala kan mooy yàlla. parce que am na téere tawhid yoo xam ne Sëñ Tuubaa je pense que ku ko dem visiter ko nga dem nga jàng ko en tout cas yow yaay am problème parce que nag yàlla dafa ne wa ma kaana li basharin an yaxtiyahum llahu alkitaba wa hukma wa nubuwa summa yaquluuna linnaasi kunu ibadan lii min duni illahi walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuuna alkitab wa bima kuntum tadrusuuna. gis nga fii lépp la ñu war a mën a vanté woo ba mu des ay nit ñu jàng. li ma bëgg a attirer attention nit ñi aussi nous devons faire très attention. tubaab bi réussir na mission fexe na ba évangéliser fexe na ba astafirullah fexe na ba dominer ñu imposer ñu sa langue tey bañ nañ ko ba mooy la langue officielle. mais am na beneen menace bu nekk ci ñun waaw xam ngeen mooy lan c'est la menace de l'acculturation. aujourd'hui tubaab bi réussir na mais dafa mel ni ne également la langue arabe elle est sur le chemin. jàngkatu arab yi ñu ci bëri même booy wax alxuraan ña ngay seet ndax yàq nga koog alxuraan téereb suñu borom bi la te moom ku ci nekk ci yéen bu ci nekk rek na nga natt sa bopp ne ne tey léeg-léeg nga gëdd aaya moom Ibrahima Khalil wa abdallahu alladina amanu minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi l ardi kama staxlafa alladina min qablihum wala yumakkinanna diinahum alladi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di xawfihim amna yahbuduunani wala yushrikuuna bi shay'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiquna. gis nga ko aaya boobu moom ba bi mu koy gëdd moom ba mu koy njëkk di ko woo aaya bi wuy siwu ko. alxuraan yàlla rek ko moom amul ku si dul juum amul. am na ci ñoo xam ne nag jagale la yàllaa leen ko donale. kon mbir mi nekkul foofu nekkul le fait non c'est à travers des actes c'est à travers véritablement un élan de réconciliation nationale que ñun julliti ñu nekk benn et que qu'on évite de se prêter en spectacle que fu ñu toog ñu ngi ci ay débats yoo xamante ne nii en réalité du ñu yóbbu lu dul dans la division te benn lañu ñun ñëpp benn lañu. je pense que Sëñ Touba a réussi une mission boo xamante ni si on se mettait à faire l'évaluation de son apport moom li nga xam ne indi na ko ci diine ba tey aujourd'hui ñu baree tey tabbi ci diine bi à travers ses écrits à travers son enseignement à travers également ses œuvres. je pense que c'est des proportions extraordinaires. boo demee ci Mame Seydi Hadji Malick c'est la même logique ñaata nit ñoo tabbi tey ci dégg diine dégg yàlla bëgg yàlla topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam à travers ses écrits à travers ses directives à travers li nga xamante ni jàngale na ko. boo demee ci Cheikh al Islam nga dem ci keneen ñu di leen di woowee ay mag tu retrouves le même principe de la propagation de l'islam. moi je salue man bokk naa ci ñi gëm ni képp ku ñuy woowee Ibadur Rahman boo demee ci suratul Furqan tabaraka alladi nazala alfurqana ala abdihi li yakuna lil alamina nazira alladi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattaxiz waladan wa lam yakun lahu sharikun fi lmulk wa xalaqa kulli shay'in fa qaddarahu taqdira. boo demee wa ibadu rahmani alladina yamshuuna ala al ardi hawna wa ida xaatabuhum jahiluuna haalu salaaman alladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaman alladina yaquluuna rabbana asrif anna adaba jahannama inna adabaha kaana garraman innaha kaanat mustaqaran wa muqaaman. yow Ibaadu Rahman yombul Ibaadu Rahman ñëpp jàmm. Sëñ Tuubaa dafa ni nuzuriya kaw ni abdadil harshi wahdahu xadima yéenéem ñëpp mooy nekk jàmmub yàlla. mébét foo dem nuzuriya kaw ni abdahu
xaadimal nabi yaqulu abdullahi wa huwa ahmad foo dem ci bindam mooy yéeneem bi gën a rëy ci àdduna mooy mu nekk jaam te nag ñoom ñëpp ci jaam la wa in kaana lirrahmani waladun anna awwalul abidina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax wa laqad atayna musa alkitab wa ja'alnahu hudan li bani israila ala tattaxidu min dunihi wakilan zurriyatan man hamalna ma'a nuh innahu kaana abdan shakura Sëñ Tuubaa man de jànge naa ci mbindam man yëg bu ma yëg bu wér pen ne du ma bokkale yàlla ak kenn daf ma gën a dëgëral daf ma gën a dama ko gën a dafa gën a feeñ ci man parce que inspiration mais fépp la am chacun est libre de s'inspirer de qui il veut man mii man amaat rek léeg-léeg ma taseeg nit mu ne ma mais man royukaay nga ci man mii léeg-léeg ma taseeg nit na ko li yow royukaay nga ci man en quoi cela peut gêner ça ne gêne personne nous devons faire face quand même à des défis majeurs nous devons faire de telle sorte que l'islam mu refléter le quotidien de nos vies c'est-à-dire que ñun l'islam bi ñu di ko dund ñu dox ci al adlu ñu nekk ci peuple boo xamante ne nii également day attewoo dëgg wa kunu qawamina bil qisti shuhada'a lillahi walaw ala anfusikum inna allahu ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha c'est-à-dire que dañu war a jël l'islam boobu def ko muy suñu maanaam li ñuy doxale muy constitution bi nga xam ne moo ñuy guider ku ci nekk ci ñun si c'est du plus profond de toi-même avant que ce ne soit en fait une constitution généralisée fanaan ni mission boobu en tout cas man ci loolu lay gën a woote nañu gën a woote ci jàmm nañu gën a woote jël principe bu l'islam yi ñu teg ko suñu kanam mais nag je dis personne n'est investi d'un pouvoir de devoir juger son autrui yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax amu ko woon parce que bi mu amee jafe-jafe ak yéefar yi yàlla dafa ne wa in kazabooka fa qul lii amali wa antum amalukum antum bari'una bima ahmalu wa anna bari'un bima tahmaluna le principe est déjà tranché le principe il est tranché ku ci nekk ci yow sa jëf yow la engagé ku ci nekk ci yow sa jëf yow la engagé et personne n'a le droit de juger son prochain à travers li nga xam ne dañ ko bokk nag man defe naa ne man Amath su ma amee ay propos yoo xamante ni dafa am tendance su di du bokkale yàlla indi je pense que la mission première mooy nga jàngal ma xamal ma kan mooy yàlla kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais doo ma fi sujet ba pare ñëw taxaw bëgguma jàngal non message boobu du jàll kon man damay féliciter ñëpp di woote à ce que véritablement ñu dund les principes Sëñ Tuubaa bi muy wax a fawtu anil aqda ay turan ce n'était pas gratuit il s'est inspiré des écrits il s'est inspiré des préceptes coraniques walladhina yunfiquna fi sarai wa darai wa kaazimina al ghayza wa ghafina anil nasi wallahu yuhibbul muhsinina déjà mer rek mer ba kenn du xam ne da ngaa mer dafa bu njëkk a nekk déjà défi ci ab jullit mer ba nit ñi xam ne yow mi meroo nga war a mën a jéggale kan ngay jéggale wa aafina anil naasi non wa aafina anil mu'minin non wa aafina anil naasi wa aafina da nga jéggale ñëpp da nga jéggale loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yan principe mais dafa woote ci 3 principes le principe de la sagesse de l'exhortation et de la bienfaisance ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dalla an sabilihi wa a'lamu bil muqtadin mu ne ko wa in ahabtum fa ahibu bi misli ma uhibtum bihi wa la in sabartum la huwa khayrun lis sabirina wasbir wa ma sabruka illa billahi sag muñ na nekk yàlla wala tahzun wala tahzun alayhim wala taku fi dayqin bima yamkuruna inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinuna c'est ça le principe mais nekkul principe boo xam ne da ngay xas nit ki dëkkaale ko dëkkal ko fu mu dëkkul wala nga dëkkal ko d'abord ci yow si sa gis-gis ak sa yëg-yëgu bopp yow le prophète n'a jamais prêché comme ça ouais gis nga ko Ibrahima Khalil bi mu ne xul haadihi sabil
ad'u ila llahi ala bashiratin anna wa man tabba'ani subhanallahi wa ma ana min al mushrikina dafa engagé boppam mais traité wu leen ne yéen ay mushrik nga dafa ne anna wa ma ana min al mushrikina je ne suis pas du nombre des associateurs. Le Coran il est universel képp ku yàlla may xel doté en fait d'une dose d'intellectualité tu peux avoir une vision et un aperçu réel par rapport effectivement à l'enseignement coranique. Mais en quoi consiste le Coran? yow nga tuddee sa bopp wahhabite nga tuddee sa bopp salafiste nga tuddee sa bopp soufiste nga tuddee sa bopp murit nga tuddee sa bopp tijaan nga tuddee sa bopp est-ce que amul ñeenti yi yoo xamante ni nii yéen a ko bokk? wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'duhum awliyaa'u ba'din ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna 'anil munkari muy principe bu digale lu baax te tere lu bon. wa yuqiimuuna salaata da ngay taxawal julli wa yu'tuuna zakaata da ngay joxe zakat wa yuti'uuna allaha wa rasulahu da ngay topp yàlla ak yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam ulaa'ika sayarhamuhumullahu inna allaha huwal aziizul hakiim. li ñu boole dafa bari ñu sukkandikoo ci loolu moo ëpp doole que ñu bëgg ñëw di catégoriser di caricaturer. Ah non loolu mënul jàll kenn amul pouvoiru juger loolu jeex na. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee ne ku ci nekk ak sa diine ce principe la démocratie bu ñu amee tey mission bu ñu war a mën a jox dañu ko war a mën a adresser ñeneen. mais maintenant fi may terminer mooy réew moo gis day am héritage day am patrimoine et je pense que lii fi mag ñi def ku wax a wax ba wax ji jeexit da nga reconnaître ñoom seen taxawaay ci réew mi. mais comment est-ce qu'on peut préserver cela? Moi j'ai visité un pays qui fait 90 millions d'habitants. Du ma ko citer. Il y a 1% de musulmans. que jiite réew moom du jullit njort naa ne sax ne est-ce que beneen religion lay wootee mais gis nga liggéey ba mu liggéey ci réew mi dañ koo momifier dañ koo jagleel quartier boo xamante ne ni mat na ab quartier bis bu nekk ñuy may nit ñi ñu ñëw di ko visiter nañu delloo nit ñi yàlla dafa ne wa yuxti kulli zi fadlin fadlahu nañ leen jox nit ñi seen cër nañ leen jox nit ñi mérite bi ñu am ci seen askan mérite bi ñu am nga xamante ne nii c'est des œuvres personne ne peut nier cela parce que jamono ji ñuy jóg di jox seen dund gi ñoom yàlla subhanahu wa taala ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jamono jooju wute na ak jamono ji parce que jamono ji lu neex waay wax mais jamono joojee y avait l'envahisseur qui était là. Ils se sont sacrifiés. Ils ont été persécutés, emprisonnés. Nous devons avoir tout vraiment, au-delà vraiment de toutes les considérations spirituelles, divines, hein, d'ordre religieux, mais nous devons préserver. En tout cas, c'est mon gum-gum-le. Il y a des gens qui ont des comportements qui me semblent être irresponsables. Être derrière ton écran, tu te permets véritablement d'insulter des citoyens, d'insulter des hommes. Ils se sont sacrifiés pour aujourd'hui. Ah, nous devons revoir les choses. Nous devons enseigner la quintessence réelle de l'islam. Dans le cadre de sa propagation et de son élargissement, bu ñu bëggee mu yokk am na discours yoo xamante ne nii dafay créer division et keneen ku ko dégg jàpp ne ne lii mooy l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. Je suis au regret. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est l'incarnation de la paix. C'est l'incarnation de la concorde. C'est l'incarnation de la réciprocité. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. da ngeen rafetoo seeni diggante. li moo jar a jàngale innamal mu'minuuna ixwa wa aslihu bayna axawaykum walladina yuufuuna bi ahdillahi
wala yanquduuna miisaqa walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yusala. Mais fu ñu koy def? Lors de cette conférence, on a fait ressortir les liens de sanguinité yi liés docteur Mohamed Lo avec la famille mouride. walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yusala wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna suu'al hisaab. Les liens de sanguinité fu ñu koy def? Mais tawhid nekkul rek ne ragal yàlla dafa am contenu hein. gannaaw ba nga ragalee subhanahu wa taala nangu ne yàlla rek ay yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nangam mais y a une conduite boo xam ne l'islam daf la ko teg. wal arhama inna allahu kaana alaykum raqiba. waaw fu ñuy taxee les liens de sanguinité fan lañ koy teg? les liens qui nous unissent fu ñu koy def? dañ koy dagg. waa tax yàlla ne walladina yanquduuna misaaqa allah wa yaqta'uuna ma amara allahu bihi an yusala wa yufsiduuna fil ardi. yàlla dafa indi parallélisme. Allah subhanahu wa ta'ala dafa indi parallélisme. Donc c'est très important. Moi je dis Sénégal tollul foofu. Nous sommes un pays sous-développé qui fait face à des défis majeurs, des défis énormes. Nous devons apprendre à nous enraciner par rapport à nos valeurs, par rapport à notre patrimoine, par rapport à notre héritage, par rapport à tout ce qui aujourd'hui devra nous permettre d'aller de l'avant. Moi je dis l'exemple de Sëñ Touba est à illustrer. Illustrer du point de vue de la revendication de la négritude. bind na ci def ci loo xamante ne nii mais je dis qu'aujourd'hui il est le précurseur de la négritude. Parce que avant que Senghor ne parle de la négritude boo demee ci Massalik a précédé Senghor. Il s'est décomplexé devant qui que ce soit. yàlla jaral ko ñu déporté ko. boo demee ci ku ci nekk nga xool rek histoire am ak ni mu dundee. nous lui devons un respect. nous lui devons beaucoup de considération. il a œuvré dundam gépp ci yàlla la ko jeexal. dundam gépp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. dundam gépp ci alxuraan. koo xam ne durant toute ta vie sa loxo bi mosoo cee nangu dara lu dul alxuraan. yow nga ne da nga bëgg alxuraan. yow nga ne da nga ne ahlu sunna wa jamaa. ma jàpp ne man l'ami de mon ami est mon ami. man ki bëgg sama xarit dama koy bëgg. ma jàpp naa ne ni yéen a war a njëkk a bokk ñi ci bëgg ci Sëñ Touba. mais nag bu ngeen bëggee juger Sëñ Touba ngeen juger Mame Seydi Hadji Malick à travers les messages ou bien les déclarations de certains. wala taziru waziratan wizra ukhra. personne ne va porter le fardeau d'autrui. kenn du porter le fardeau. képp ku wax say wax yow la engagé. Sëñ Touba buy layoog ñun ci mbindam ak jëfam lay layoog ñun mais du layoog ñun ci li leen nit ñi wax di ko porter ci moom. xanaa kon tey jullit bi tey jullit bu sàggan di def li muy def on va faire porter la responsabilité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. jullit bu comprendre dara ni nekk ci lim nekk. l'enseignement du prophète est clair. l'héritage a été bien préservé. donc vraiment nañu leen xoolaat taxawaay bi nañu leen xoolaat li nga xamante ne nii man su ma gisee et j'en connais pas mal d'amis yoo xamante ne nii ay ibaadu lañ mais dama leen naw fonk leen gëm leen parce que ci taxawaay bi ak gëm-gëm bi. mais ça témoigne que yow mën ngaa dem am sa élévation sans pouvoir t'inspirer que du principe du Coran et s'inspirer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela n'enlève en rien, Ahmad, que je puisse m'inspirer de cela et considérer que effectivement Sëñ Touba également c'est une source d'inspiration pour moi. En quoi cela peut gêner? En quoi? Mame Seydi Hadji Malick en quoi peut-il gêner que nit ki wala mën a élever boppam sur sa par rapport à sa foi? Bien au contraire daf ko war a gën a consolider. mais yonent yàlla Ibrahima mii mais fu nekk war na ko yàlla. rabbi arini kayfa tuhyil mawta dem na ba laaj ko yàlla. wala ma janna alayhi layla ra'a kawkaban hala haza rabbi dem na fa yegg fa. c'est dans la quête et dans la recherche que ngay dem ba retrouver li nga bëgg. kon nit ki mënul nekk ci investigation di nekk ci lu koy mën a yëkkati ñu freiné ko ne ko ne yow bokkaale katu yàlla nañ bàyyi baat boobu nañ bàyyi di étiqueter nit ñi bokkaale kenn du ko jiiñ kenn dafa garaaw yàlla dina jéggale lépp ba mu des bokkaale defe naa ni kenn amul pouvoir di jiiñ moroomam bokkaale kat
yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax amuloon pouvoir boobu ki ñu ne laysa alayka hudahum kon amuloon pouvoir di jiiñ kenn bokkale. Et bu ñu bëggee l'islam bi dox c'est à travers notre conduite, c'est à travers notre discipline, c'est à travers vraiment nos pratiques, c'est à travers vraiment la corrélation de ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est ça qui va inspirer l'autre. jullit bu ci nekk tu es un modèle. laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana liman kaana yarju Allah. Attendez, nañu yeggale ay liman kaana yarju Allah. yàlla buy wax xam na ñi muy adressé wu léeg-léeg day wax yaa ayyuhal naas yaa ayyuhal ladina amanu yaa ayyuhal rasul yaa ayyuhal nabi ku ci nekk rek message bi dafa am fu muy toll ci yow. kon maa ngi balu ak ñëpp et di wax ni ne ñëpp benn lañ. moi je serai fier demain que wahhabite xaw ma wahhabite lañ koy wax xaw ma salafiste soufiste tarixa je ne sais pas li ëpp solo mooy ñëpp ils se retrouvent à travers une seule corde muy xablullahi loolu mooy li wér benn buum ñoo ko bokk muy yàlla subhanahu wa taala. Et la preuve tey coow li képp ku fi manqué woon mbaa dara jot la jullit yëpp taxaw nekkaat benn. kon wa anibu ilallahi wa anibu ilallahi wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakumul azaabu summa la tunsaruuna. nañ leen defaroo avant que leneen di ñëw. wa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum ma unzila ilayna. nañu jéem a jëm topp ci li nga xam ne wàcc nañ ko ci ñun. ah mais ku comprendre nag comprendre ki xamul nañ ko xamal mais doo ñëw caricature ko xas ko wax ko lu nekk ainsi de suite. Je pense que le Sénégal il est unique. Toutes ces menaces là dañ ko war a mën a contenir quoi. et maa ngi balu ak di jégalu sama bopp laa njëkk di waxal parce que lépp luy indi jàmm moo gën ay du ñu yóbbu fenn. taluñ ko. Nous avons des défis majeurs. Hein? Donc, jullit du taqale. Yàlla da ko tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. wala takunu kalladina tafaraqu wa xtalafu min ba'di ma jaa'athumul bayyinaatu. te nag mënuma comprendre tey ñuy louer les mérites de quelqu'un boo xam ne dafa jàng ba ne ar. ak nekk taqiyun du benn de taqwa dafa garaaw. taqwa yàlla rek ko xam. alam tara ila alladina yuzakkuuna anfusahum balillahi yuzakki man yasha. yàlla rek xam li nekk ci biir nit ñi. da ngay gis amat mu jàng alxuraan di ko tari di ko nangam nga jàppe ko est-ce que tu détectes yow xam nga est-ce que am nga accès ci profondeur u amat intérieur u amat jëfi amat xamoo ci dara. subhanahu wa taala teewee na lépp. kon bon nañu bàyyi di natt nit ñi ci mokkal na c'est un mérite. parce que man jàpp naa ne képp ku mokkal dara ci alxuraan rek bon peut-être sama vision la yow laa gën a am yëg-yëg ci koo xam ne nii peut-être wax dëgg yàlla nekkul jëmukaayam. alxuraan rendez-vous la koo ci gis muy naviguer rek dafa ànd ak moom rendez-vous. kon nañu fexe nit ñi di gën a bëgg diine ñu fekkee à travers nous à travers nos actes mais bu ñu nekk ci également dans dénoncer yàq wax lu bon non yooyu du dem. waaw maa ngi jéggalu ñëpp et vraiment am naa man dina ñaani rendez-vous man amaat personnellement parce que lu ma yëtteel la Oustaz Makhtar Sarr maa ngi koy nuyu donc dañu am benn jataay ma ne ko Oustaz seen mission dëgg mooy yéen ngeen da ngeen war a wër adduna dama jàngal nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. On ne frappe pas sur une porte qui est déjà ouverte. fii Sénégal on se vante d'être vraiment 95% musulmans xam nga lu ñu dese mooy nañu jàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
mais jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañoo inspiré wu ci mbindum sëñ Touba ak jëfi sëñ Touba pour que nit ñi gën a comprendre parce que nag dund na ko moom Mame Seydi Hadji Malick dund na ko Baye Niass dund na ko nit ñi leen topp duñu ay jahil man kenn mënu ma poussé man au contraire la ma jàng ci alxuraan di ko gëstu ci mbindum sëñ Touba damaa gën a leerale yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alxuraan man bokk na sax tey nii nap ak bëgg ma bëgg alxuraan ci sëñ Touba laa ko gën a inspiré wu wallaahi yàlla mi ma tey maa ngi koy seede kon kooku newul kenn ñu bokkale yàlla nañ ko génne ci loolu quoi ku amati koy tontul ki wax waxam nañ nga génne ci sëñ bi génne ci Mame Seydi Hadji Malick génne ci yaa ayyuha alladina amanu taqullah wabtaqu ilayhi wasila wa jahidu fi sabilihi laallakum tufliquna la yàlla wax yàlla njëkk a digalee wasila yàlla wabtaqu ilayhi wasila mais am na fi kon a ngi jégul jéemuma tooñ kenn jéemuma corriger kenn jéemuma mais nag ab jullit laa bu war a mën a nabi partager li ma xam yëg ko ci diine yàlla subhanahu wa taala jàngal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma jàpp ne également ce sont des atouts yu ñu war a mën a sukkandikoo pour defar suñu société waaw loolu daal laa gëm société bi daal moom principe bu bienfaisance interdire recommander le bien interdire le mal société bu koy doxee moom mooy lépp gis nañ fi ay réew yoo xam ne du ñu ay jullit mais ci principe boobu la ñuy doxee seen lépp a ngi dox sakkantumaa nag ñun alxuraan dafa war am jeexatit ci ñun dans nos pratiques de tous les jours dans nos discours dans nos émotions dans nos sentiments alxuraan dafa war a jeexatil ci suñu jëg-jëg mais xaste wax lu bon ak aussi fu ñu waxee nga jóg ne yow yaay tontu nit ñi comme si tu étais investi de cette mission là non loolu jeex na quoi nañu prêcher ci nu mu gën a rafetee yi liy tax nit ñi gën a ñëw wuy si ci loolu bu ñu ko defee rek dina dem quoi mais ñu bàyyi également aussi ñi nga xamante ni dañuy symboliser quand même un patrimoine riche solide vraiment ñu di leen di exposer quoi je pense que képp ku appartenir ci ngir yooyu moo xam ngay tarixa ci nga bokk mooy xam ci beneen yoon nga bokk ainsi de suite je pense que l'incarnation de la violence quand même ne profite pas à un pays comme le nôtre taluñu ko ce pays fait face à des défis nañu leen gën a concentré wu ci loolu et que ñu jéem a utiliser sukkandiku ci alxuraan digal nañu lu bari loo xamante ni bu ñu ko doxoon Sénégal weesu na fi mu nekk l'intégrité la justice la concorde la fraternité seede dëgg ay ibadu rahman alladina la yashhaduna zura wa ida maro billahi maro kirama ibadu rahman man de damay ñaan yàlla boole ma ci ibadu rahman waaw parce que képp kuy nekk jullit rek wa kullun man fi samawati wal ardi ila ati rahmani abda laqad axsaahum wa addahum huda wa kulluhum atihi yawma alqiyamati farda yàlla leeral na dañ leen bëggante waaye dañ bëggante dama jàpp ne ahlu sunna ahlu tariqa ahlu lépp mooy ahlul quran yàlla dafa ne yonente bi inna awliyaahu illa almuttaquuna nañu leen prêcher de telle sorte que nit ñi daw tabbi wutali yàlla mais génne nit ñi chaque fois lenn li boo koy wax sa yow ñëpp ngay génne parce que koo wax yonente bi bu doon def loolu l'islam dana yegg fi mu yegg aujourd'hui am na discours yoo xamante ni am na ñoo xam boo ko wax léegi ça ne passe pas passe pas dañ leen woote ci sagesse woote ci exhortation woote ci bienfaisance ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasanati wa jaadilhum na ngeen échanger ak ñoom ci nu mu gën a rafetee ay ud'u ila llahi ala basiratin nga woote ci lu leer jëmale ko ci yàlla loolu lu leer la alxuraan lu ko dàq amul wallahi c'est le meilleur des textes c'est le meilleur des prescriptions c'est le meilleur des recommandations
non c'est le meilleur il faut vraiment l'embrasser faire le tour du Saint-Coran maanaam c'est-à-dire que du lu ñuy laal fii bàyyi da nga koy dund koy dund waaw société bu ñu bëggee mu dox ci principe boobu la ñuy dox nañu dund les principes du Saint-Coran tout ce qu'il contient comme sagesse comme exhortation comme dund gu neex comme dëggu waaw loolu moo ëpp doole quoi maa ngi leen di ziare leen balu ak xam naa ni moom maa ngi sakku man bëgg naa am maa ngi sakku maa ngi koy sakku ku ma ci mën a dimbale man bëgg naa am rencontre ak Ibrahima Khalil Lo fa mel ni en 2019 bi may dem Makka fa mel ni maa moom ñoo bokk groupe Moussa bi ñu voyagé parce que visage bi moo gisee dafa mel ne loolu la may jox mais bëgg naa ko rencontrer man waaw bëgg naa ko rencontrer parce que nag yàlla waxut ak como yàlla innama yatazakkaru ulul albab yàlla non les doués d'intelligence la waxul les intelligents mais les doués d'intelligence da leen di sant leen gërëm di jégalu lépp lu ci jubati ñu koy tuub di ko jégalu vraiment j'aime bien ce pays et vraiment je veux que ñun ñëpp quand même ñu am daje ngërëmu suñu borom mais ñu dund ci ak tey quoi defe naa ni ne am na ay yu bëri yoo xam ne ni daf ñuy jàngal quoi li manqué naka lañ koy mottalee maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen balu ak di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu lu ci jubadi rek xam leen ni man la lu ci jub ñu ngi koy sant yàlla subhanahu wa taala mais di woote fu nekk vraiment ñu delloo ci les principes de la vie en communauté quoi yàlla moo ñu ko digal wal takun minkum ummatun yad'una ila al khayr wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkari ulaika humul sadiqun waaw nañu dugg ci loolu quoi moo bu doole yenn débat yi yëpp tous ces pays là c'est pas nañu gën a enraciné wu ci suñuy valeur ci lu ñu am mooy suñu patrimoine asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu